ngeen jëf mbokki Mbour ak li ko wër ndeysaan boo leen déggee bàkk bi ngeen xam ne laal yoon deel yoon la borom Petite Côte ragalul lool tarkalla macha allah ànd seeg Papa Diop doomu baay Ousmane Diop borom Fandane naan ko ab pages ndaanaan baa ngi noonu tarkalla jinne caméraman yi laa àndal waaye tey nag ñu ngi ci biir Mbour waaye tey ji gars yi comme liñ ko waxee rek nee nañ damaa am lu jafe-jafe nee nañ damay fay waaye nee naa leen du ma fay dara ndeysaan waaw tey nag fi ma toog boo gisee ñi ma ko séqal nga xam ne ndaanaan yi laa toogal ñi nga xam ne ndeysaan dama naan tarkalla macha allah biñ nekkee si arbitrage ba léegi gis nañ seen liggéey bu rafet bi ñuy def boobu ba tey nag coow li bari woon na lool mais mënu ma leen woon a gis mais xam nga rek taalibe Maam Fall bi moom lu mu soxla lu nekk rek ndeysaan day yomb lool moo tax gars yi ñëw tey fekk si ko ba Mbour mu fekk si leen fi ñu nekk tamit ñu daal di daje fa séene amal benn waxtaan si li nga xam ne mooy wàllum làmb ki ñuy njëkk a présenté nag gars yi mooy Malick Ngom Malick nag boo ko déggee ndeysaan gars yi kenn du ko laajte ndax xam nañ ko waaw borom bës bi waaw borom bës bi la ndeysaan Malick ñu ngi lay ziar. Laali yoon maa ngi lay fay Nogoy di nuyu waa Mbour TV yëpp ak internet yi nga xam ne ñu ngi leen di seetaan ñëw sa dëkk pour aussi defal la spécialité man ak sama gars yi waaw. tarkalla kon nuyoo bi am na solo Papa Diop nga dégg loolu kon dañuy jàll rek xool borom deux pieds yi tamit mu nuyoo ak askanu Mbour bu ko defee ñu jàll si leneen booy Kaza waa ji la doon deux pieds mu ngi nii de Mbaye Sarr borom caare loog ziar nañ la. mu ngi delloo ziar maa ngi lay nuyu di nuyu waa Mbour TV yëpp di kontaan nag si yéen ok. jërëjëf waaye ba tey arbitre yi ndeysaan ñoom ñii ay njom na doole leen ay jigéen diit mais tamit am na waalo ci biir ndeysaan kooku mooy kan grand Babacar tarkalla macha allah ñu jox ko moom tamit Babacar Diop juba mu nuyoo ak askanu Mbour ak li ko wër grand Babacar. waa laal yoon ñu ngi lay nuyu di la fay di la remercier vraiment di la encourager aussi bon di la déglu nag ci say laaj waaw di wax ni daal waaw xam naa ni tey moom day neex te du doy voilà day neex te du doy voilà c'est ça. ba tey ñu dem tamit si arbitre bi nga xam ne tarkalla macha allah xàmmee nañ ko si combat yu mag a mag yi nekk le grand arbitre Sitor Ndour ñëpp xam nañ ko picc yi nga xam ne dañuy doog a dugg si làmb sax xam nañ kan mooy Sitor Papa Diop doomu baay Ousmane ñu daal di gis ki nga xam ne mooy Sitor daal di koy président daal di koy laaj dafa ni tamit dégg nañ gars yi ni boo moytul bopp CNG bi gars yi gis nañ ko si daal. waaw laal yoon maa ngi lay nuyu di nuyu sa technicien bi di nuyu waa Mbour TV yëpp di nuyu population Mbour aussi waaw ñun rek ñoo leen fekk si tey mooy exclusivité bi ngeen am vraiment loolu moom chance bu rëy la daal voilà merci. jërëjëf Papa Diop gis nga nuyoo baa ngi noonu tarkalla macha allah léegi nag dañuy xuusandi daanaka rek si waxtaan bi ak ñoom dañuy. première rek xam nga man moom Papa Diop yow moom xam naa ne si mbàccum gerte bi nga far mais man si li traditionnel bi simple bi fi ngay gisee laar yeeg sengoor yeeg ndeysaan mbàkku bi neex beeg njuug meeg ñoom Maam Faali ñoom Gànca Faama fii ñoom Karim ak ñoom Siyaaka Seck Toubacouta Buuru Saalum man foofu laa far ndax ñun ñaar ñoo bokk liggéey bi mais kii daa far fii kii far fee dañuy ànd ak ki nga xam ne mooy Malick laaj Malick lan moo ko boole ak làmb ba muy arbitré loolu laa bëgg a xam instant yi ba pare ñu doog a xuus. lan moo ma booleeg arbitre ba may arbitré làmb ba may arbitré foog naa nekk séeréer rek mais nekk séeréer aussi taxul nga bëgg làmb mais dama juddu ci milieu boo xam ne ñoom làmb la ñuy dund xëy na nit ki nag xaw ma olof bi niñ koy waxee sax ki kenn ɗi nga xol matan na den ɗi nga xol. ndiki man fi ma dëkkee donc comme loolu laa dund rek noonu laa mën a def il fallait que virus bi dugg ma dugg ci looloo ma ci dugal ba ma dem nekk arbitre. arbitre comme mënuma daan kenn ma ne xaaral ma dundee ko nii autrement jege mbëri quoi parce que su ma toll woon ni Babacar Diop sax dinaa mën a bëri mais xam nga rek nii laa toll te bëgg naa dund affaire bi oui. kon jotoo takk ngem wala nga jaar si comme topp mbër di ko teel ci mikaay wala dara. loolu moom yàgg naa topp mbër moom uuf ci mukaay. ma koy nuyu au passage muy tombé seen dëkk loolu nekkoon champion bu mag nekkoon écurie séeréer temps yi ñoom manga de bañ créé Sine Saloum kooku daal moo tax ma dugg ci làmb sax laay wax parce que dañ ko topp nekk xele ñu dem ba buñ bëggee dugg làmb te amuñu paas ñu jël saakam uufal ko ci mukaay ba yàlla dogal ñu arbitré ko mu nekk suñ grand frère aussi ba léegi parce que moo ñu yar kooku daal moo xam ne moom moo tax ma gën a dund lu bëri ci làmb. tey jii nga doon toogal nit ci mukaay dem di ko arbitré loolu lan la def. bon pour wane ne histoire xëy na nit maîtriser wul destin parce que yàlla xam na ne kon bañ koy seetaan
ñun xalaatuñu woon ne sax dinañ dem ba kay atte parce que mënuñu woon foog ne ki nga xam ne moom nga bëgg topp ko mënuñu foog ne di nga dem ba war ko atte donc loolu destin la woon rek xëy na yàllaa dogal loolu parce que bi ma koy arbitré drapeau Souleymane Ndéné Ndiaye la woon bi nekkoon fële Guinguinéo fekk ma def formation arbitre bi muy lamb ji nekk ca zone ba ñu jël arbitre yi ñu def formation ñu ñëw arbitré mu bëri fa combat yàlla dogal man ak keneen ku mu yar mu nekk président arbitre yi Laurent ñun ñaar ñoo nekkoon ci arbitre yi ak ndem si yàlla ñoxor yàlla na suuf sedd ci kawam waaw donc ñun ñoo ko arbitré woon daan nañ ko mu ñàkk combat bi parce que mu ngi nekkoon presque en fin de carrière mënuñ ko faral te pourtant moo ñu dugal ci lamb ci lañ ne nag comme kii waruñ ko mën a faral ak keneen koo mën di jege aussi waratoo ko mën a faral daal. loolu mu nekk loo xam ne tarkala macha allah nice na lool mu doon histoire boo xam ni ku ko dégg ku nekk di nga xam ni loolu lu am solo la mais tey jii en tant que les arbitres ñu gis coow li fi am fan yi ndax moom moo ñu gën a yëkkati coow li fi am fan yi seen diggante ak CNG bu ñu mënoon a xam problème bi nan la demee ak lan moo waral arbitre yi xëy kutaakut rek ñu ni weekend jot làmb war a am dëkk bi fu ne muy Thiès di Mbour Dakar fu nekk làmb war a am ñu xëy rek ne arbitre yi grève nañ làmb yooyu yu si baree bari am ay difficulté yu baree bari yoo xam ne nii ku ko wax ak ku ko waxul gis nga ni bu arbitre bu nekkoon si sur le terrain lamb yooyu du demee noonu tey ji lan nga ñu si mën a indi si ay explication xëy na pour tënk ko rek parce que dafa rëy lu yàgg la mais li ma ci mën a wax ñun chaque fois bu ñu amoon occasion team micro dañuy jéegalu amateur yi nga xam ne affaire bi daf leen bett jéegalu promoteur bi nga xam ne def na ci xaalis te CNG wala CRG bi jiite yégalu ko li xew jéegalu mbër yi nga xam ne aussi takk nañ seen ngëm yaakaaroon ñu atte leen atte bu jaar yoon mais ñi nga xam ne ñoo ŋànk lamb ji nekk suñuy kilifa dara bettu leen ci parce que 2017 wala lu ko romb 2010 sax booba Sitor sax nekkul sax président Khalifa Sow moo nekkoon président ma fekkee ñuy def ay réunion yu bëri yoo xam ne dafa bëri lu doon métti arbitre yi ñu koy ñaxtu chaque jour te ndegem réunion bu ñu defoon dañuy def procès verbal déposé ko CNG dañ ko doon lire yéen yi ñuy naan tey suba lii xam nga di puus at yi di ñëw di jeex heure bu jotee rek ñu ne non nañ bàyyi comme saison bi commencé na nañu muñ ba saison prochaine ñu ne bu ñu laal journée jàmbur mais saison bu tëjee balaa saison ubbi nañu recevoir ñu waxtaan ñu dañuy jékki-jékki rek ñu ne ñu lamba am na béréb sangam dimanche mënatoo am pexe recevoir uñ la te bëggoo dal ci journée jàmbur ñu obligé dem def ko ay at ba ren nag vraiment déggoo parce que si ñun dafa xawoon déggoo bi xawoon na des parce que amoon nañ ay mag yu nekkoon ci ñun buñ bëggoon def yu bëri yenn saa yi ñu naan jaru kook nañu lii donc te amoon ñu nekkoon ci ñun aussi ñu xam ne am na mouvement boo xam ne buñ ko defee c'est sûr que CNG bu leen ne dem leen arbitre dañuy dem donc dégg foofu la naroon gën a grave yàlla dogal nag at yi gars yi gën a déggoo suudew parce que ni nga ko waxee nii Mbour keroog arbitre yi nga xam ne yàlla dogal na ñu def formation kenn arbitré wu ci Thiès noonu Dakar noonu Kaolack noonu te gars yi dañ ko fàtte Kaolack amoon na ñaari lamb yoo xam ne arbitre yi ñu formé dañu bañ ne duñ ko arbitré ba dañu annuler lamb ya donc mais dañu jël affaire bi après ñu ne ñun duñu arbitré lu tax duñu arbitré dem nañ toog ak ñoom ren moom tout ou rien lépp wala dara parce que nag dafa métti ñu ne woon lan ngeen ji jooy ñu ne ndegem lamb parfois day am violence te mën na jóge ci arbitre nit kese la day juum njuumte boobu mën na indi lu ne parce que du ñëpp a koy comprendre ne kii dafa juum mën na indi fitna mën na indi ay bakkan bu ñu fat loolu yëpp mën na ci am ñu ne du ñu toog nag ba loolu am ñuy doog a jël suñ matukaay ñu gis ko mu amoon Adrien Senghor benn arbitre bu ñu dooroon cour mu fanaan hôpital CTO kenn jëlu ko en charge moo jël boppam en charge ndem si yàlla Abdoulaye Diouf yàlla na suuf sedd ci kawam ñu gis ko Joal xam naa yéen couvrir ngeen lamb boobu. Aliou Labo bu Diofior waaw. Aliou Labo bu Diofior sama kanam. merci beaucoup donc yow seede nga mët nga. Aliou Labo li ko loolu di arrivé bari na ba campement amoon na fa. voilà donc Aliou Labo toroxal def nañ ko loolu Joal def ko campement Ngekoox am ñeneen ñoo xam ne def nañ lu mel noonu te kenn aaru leen lu leen ci fekk ñoom ñooy perte ñun nag du ñu bàyyi ba ñu faat bakkan ñuy doog a commencé jóg wutal leen ñu sécurité bu doy. wutal leen ñu assurance bu la ci fekk yow nga dem mën a assurance bi jël la en charge parce que buñ la reyee fii aussi nga am njaboot bàyyi njaboot bu ndaw kenn jëlu ko en charge yow yaay perte mais ku bëgg defar mooy wax pour nga aar say agent parce que dañu gis njiitum CNG bi toujours day wax mbër yi ne wut leen assurance pour que lu leen ci fekk depuis ba nga jógee sa kër ba ngay dem stade ñu mën la jël en charge ndegem ñooñu nga xam ne ñooy bëre ñoom la ñuy wutal assurance ñun ñiy atte tey juum ñun aussi mérito nañu assurance ñu ne leen point boobu vraiment soxal nañu
ñu seetlu ne aussi ndàmpaay yi ñuy jox arbitre vraiment tax na kenn bëggul nekk arbitre koo xam ne yaakaar nga ci gis sa bopp boo ci mënul gis sa bopp sax xanaa li ngay paas di dem ak sacrifice bi ngay def xëy na nga xaw ci gis sa bopp tuuti ñu ne ko dafa tuuti trop parce que boo xoolee lamb yi gën a bëri Dakar dafa dem buñ toll foo xam ne presque lamb bu ñu def li ñu fay arbitre yi benn la 52 500 juróomi arbitre séddoo ko ku nekk di am ay 10 000 te balaa nga koy jot di nga dem réunion dem jour arbitre bi ñëwaat réunion ñu jox la ko jox yaa xam lamb ji bari ñi la yaa xam fu mënti doon boo demee ci région yi am na dëkk yoo xam ne fu lamb ji mën di am ci département bi junni lañ lay jox ak risque yi ngi ciy jël ñu xam droit d'organisation ni muy toll xam li arbitre yi di am lii dem ci commission ba ñu ne ko nag ñun mérito nañ lu ëpp lii nañ ko xoolaat li ci tegu ñu gis ne bëre simple bi nga xam ne ci nga yëngatu arbitre région yi li kayitu CNG ngang dafa ne lamb heure bu nekkee 1 million dañuy teg 100 000 francs droit d'organisation ci 100 000 yi arbitre ñoom moom 70 000 Dakar dañ koy respecté ñun amuñu problème boobu Diofior dañ koy respecté amuñu problème boobu Fatick dañ koy respecté amuñu problème bi te CNG bi ngank Dakar ngank ñooñu moo ngank ñëpp lu tax Mbour ne duñ ko respecté lu tax Thiès ne du ko respecté lu tax Diourbel lu tax Kaolack ñu ne nag ay comme règlement benn la président bi jiite lamb na def lépp pour que ñëpp tënku ci li nga xam ne mooy ay texam ñu ne bind leen ñu bind heure bu ñu bindee ñu rangé ko ñu dem ba ñooñu aussi sonn parce que grève bi sax Mbour bii la naroon tàmbalee ci keroog 3 millions Yékini arbitre jëloon na décision ne ñoom dañuy grève bu ñu leen joxul li ñu leen war a jox ñu ngi leen waroon jox 310 000 ñu jox leen 120 000. 310 000 ñu jox leen 120 000. wa te pourtant règlement bi 310 000 la leen waroon jox ñu jox leen 110 000 120 000. 120 000 ça veut dire que am na 90 000 yoo xam ne ñoo ko moomoon ñoom loolu ñu bind rapport envoyé ñu ko Dakar ñu déposé ko CNG mujjul fenn ñu ne nag loolu mënul continuer parce que nit bu dee dafa wàcc yoon comme ñoom ni ñu jàpp ne dañu wàcc yoon ba ñu teg ñu daan keneen bu wàccee yoon nañ ko teg daan mais ñooñu wàcc nañ yoon te kenn tegu leen daan ñu bëgg di continuer di dundee suñu ñàq ñu ne loolu nag trop c'est trop mais dañu waxoon waa Mbour ne tey leen ñun aussi ñu ngi waxtaan ak CNG bañ demee ba xam ne ñoom ne ñun aussi comme mënu leen ñu defal dara ñun aussi dootuñu arbitrer ci insécurité ci ñàkku assurance ci payor boo xam ne ci ñàkk a respecté règlement bi xam ne yéen a ko def yii mooy gën a tax ñu dem mais en dehors de ça aussi ñu seetlu ne recours bu amee recours règlement bi CNG def dafa ne arbitre bi arbitré combat bi dafay bind rapport bu fekkente ne da nga daane nit ki 4 appuis wala bopp bi moo laal wala leneen arbitre day bind ne combat bi ko kii jëlee nii la daanoo après mbër mi def recours day indiwaat vidéo ak kii bi ak xaalis ba muy joxe foofu commission ba xool vidéo bi lii rapport arbitre bi xool nañ ko attee mais dañu seetlu ñaari at a ngi nii léegi dañuy jékki-jékki ñu ne combat Massamba ak Mademba diw moo daanoon arbitre bi joxoon mais léegi recours amoon na ba diw lañ jox jël bi. te arbitre du bind rapport arbitre du bind rapport te ñoom ñoo wax ne règlement lool wàccaat nañu règlement ñu ne nag loolu aussi day leen ñu ciy boole xam nga loolu du xaalis arbitre internationaux yi am Sénégal ñu ne ko ñett la yàlla dogal Afrique bu ñuul ñeenti arbitre internationaux ñoo am ñooy dem championnat d'Afrique ñett Sénégal kenn Nigéria li des yëpp ay naar lañ yow nga am chance am loolu war leen gën a préserver di leen protéger parce que ñooy accompagner sa équipe nationale mais bu ñu dem équipe nationale sax duñu gis seen bopp li ci mujj mooy Jeux africains yi passé dañu jox délégation bi yëpp ay blouson ñun ñu bokk ci couleuru Sénégal dem di ko défendre ak xaalis ñun ñu ne yéen arbitre ngeen bokku leen ci imagine ça nga voyager ba fële. acca tarkal la bi ñu jógee ci ki nga xam ne mooy Malick dañuy ñëw wàcc ci ki nga xam ne mooy li président des arbitres muy ki nga xam mooy Sitor fan yii nag coow li bari na mu bokk si ñi nga xam ne dañ kaa cité si wàllu li nga xam ne ba xam man bu fi Alioune Sarr jógee tey ndax dina mën a yor seen GBM déet nekkul nag ni loo xam ni moom moo ko bëgg wala dara dañ kaa bind cité ko comme niñ cité Maysa Ndiaye ak ñeneen moo tax comme que tey fekk nañ ko fi ñu bëgg mu leeral ñu ndax bëgg naa yor CNG bi wala bu ko fi askan bi dénkee ba xam bëgg na ko wala déet Sitor ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar. La Lyon maa ngi lay nuyu comme ni mu ko defee sànq rek di nuyu sa technicien bi nga àndal di nuyu toute la population de Mbour waaw léegi nag pour répondre si sa question boobu comme ni nga wax la yow yaa ko wax da nga ne nit ñi ñoo wax mais man waxuma loolu man suñ ma laajee à chaque fois damay naan non man bëgguma yor CNG. lu waral bëggoo yor CNG bi. waaw dafa bokkul sax si samay calcul parce que honnêtement fi ñu jógee ñëwaat tey jii di wax naan da nga bëgg a yore CNG peut-être nit ñi moom mun nañ xalaat ne ñun looloo ñu taxoon jóg loolu taxuñoo jóg ñun luy doxal làmb rek lañ bëgg koo fi mun ta teg te ñu mun leer ñu ne day doxal làmb dañuy ànd ak moom jàppale ko boo fi indiwoon keneen dañuy ànd ak moom liggéey ak moom pour rek làmb jëm kanam mais suñu objectif du jël ay CNG honnêtement voilà.
tey jii nii ñu gis gars yi tey coow li bari loolu si dëkk bi ñii naan Sitor ñëw tey ni rek ni moom bëggul yoon CNG bi bu ko askan wi yëkkati woon ni tey jii Sitor moo ñu doy nan la Sitor di def. waaw loolu yeggaguñu foofu c'est que man ni ma ko waxee rek xam nga man amul benn moment bu ma doon toog sax di calculer yor CNG honnêtement parce que bi ma nekkee ci bureau bi aussi mosuma ci wax amuma ci woon benn xalaat ne xëy na un jour mun naa yor CNG bi waxuma ne nag yoruma bagage yi tax ma mun ko yore mais dama ne man bugguma ko waaw loolu daal moom te souvent li may wax mooy honnêtement bu ñuy jox CNG bi kenn nañ ko jox koo xam ne da koo bëgg ba pare parce que lii gën a dangereux bu ngeen dégloo Alioune Sarr muy wax day naan je n'ai pas été demandeur te loolu moo gën a bon ci wax yooyu parce que maanaam nit bu nee bëggul nga nag forcé ko ba jox ko peut-être dina dem ba benn moment wax yooyu ngay déggaat man du maa ko laajoon loolu nag il faut ñu koy éviter parce que nit ki nga xam ne moo am envie ñëw jël benn mbir bëgg ko dina def li ci war pour affaire boobu dox mais bu dee moom bëgg ko nga forcé ko saa yu toogee rek sonn rek day naan man sax man bëgguma ko ñoom ñoo ma ko forcé loolu nag il faut ñu éviter ko parce que tey jii boo xoolee si ñii di wax nii ñi ñuy cité yëpp presque kenn rek ngay dégg muy Kéba Kanté moom rek nga dégg mu naan bëgg naa ko waaw léegi daal moom comme que moo ko waxal boppam waxuma ne nag dañ ko war a jox mais au moins am na volonté te ci début ba léegi moom rek nga dégg mu wax ne maa ko bëgg ñeneen ñi nag nit ñi ñooy toog rek naan mun nañ ko jox Yékini mun nañ ko jox Tyson Yékini dégg ngeen ko lu leer la wax moom bugg ko te boole na ci ñu bëri neen ñooñu ñëpp nañ fi jóge léegi nag man pour man nañ tenir compte ci loolu am na ci solo trop ñuy wax ne kii moo bëgg ñu xool kaam mais bu ñu jël koo xam ne dañ ko koy forcer pour jox ko loolu moom vraiment amul benn sens voilà. tey Kéba Kanté mi nga xam ne mu ngi demandé tey jii nii yow boo buñ ko joxoon tey am nga xalaat nga ci sa xel mu gàtt ndax am na capacité pour diriger CNG. waaw mais bien sûr xam nga nit ki mënoo ko xam ba jeexal ko mais si yéeneem ngay am ak comportement am ak xool ni mu waxee ak envie bi mu am parce que ñun ci li mu wax rek la ñu mën a basé wu maanaam waa lamb yi xam nañ ko. gars yi ñëpp xam nañ ko parce que jàppale na fi ay mbër man bugguma sori parce que souvent xam la moo tax wax yi xaw a difficile mooy boo waxee ci nit ki dañuy foog ne moom moo la ngemb wala moom ngay jàppale du loolu man képp kuñ fi mun a teg mu leer ñu ne day jàppale làmb rek ñun ñu ngi si ginnaawam c'est que moom rek la ñu gis bii début ba léegi même avant crise bi mu ngi doon wax ne moom bëgg na yor CNG ça veut dire que kooku déjà moom moo bëggal boppam ki bëggal boppam nag neex na jàppale bokkul ak koo xam ne dañ ñëw ne ko kaay taxaw moom mu toog di xooli ji ay mbokkam ñu naan ko bul dugg ak dugal mu dugg après naan état bi moom ma soxla di kërti daal pour génn ci loolu amul sens kii bëgg vraiment day neex a jàppale parce que envie boo ko amee ñëw yow fi mu ne nii ñun dañuy ñëw rek gunge mu jeex tàkk waaw loolu daal moo tax man moom gis naa ne vraiment mën nañ ci dara am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di cité ñun nekk nañu ak nit ci kii bi CNG bi xam ne war nañ ko mun a yore Manga mun na ko yore Yékini mun na ko yore mais ñoom ñoo wax ne bëgg nañ léegi nag bu ñooñu bëggee après nag état bi na xool ñi nga xam ne conditions yi réunir ak waa monde lamb bi lan lañ ci bëgg ñu jox ko kooku parce que man loolu laa gis quoi waaw. mais ñu ngi dégg itam ñu ni dañoo bëgg a def fédération ñii ni CNG bee leen gënal tey jii nii diggante fédération ak CNG tey boo ñu si loon wax loo ñu si mën a wax. waaw c'est que xam nga ñaar yi dafa xaw a wuute tuuti fédération dafa laaj benn assise bu wóor léegi nag li dommage mooy. CNG bi ñu fi faloon ci bokkoon na ci mission am mu préparer fédération dañ ko newoon fexeel ba mu teg base u fédération su ko defee ñeneen ñi di ñëw dañuy ñëw def ci benn at ñaari at fédération taxaw mais boo xoolee ni mu demee nii amul benn base bu ñu teg pour wane ne fédération mu ngi waaj a taxaw te loolu daf ci am solo gis nga du tëb rek créer une fédération il faut ñu xool lan mooy tax mu dëgër mais yoonu làmb ji dañu war a exiger. parce que gis naa sax ci benn journal ñu ne ministre la ñu wax xaw ma nee nañ bu ñu sañoon ci 2 ans yi ñu créer fédération mais ñii toog nañ fi ñaataat créé 26 ans créé wuñ fédération waaw kon léegi nag lu tax lu xew la ba léegi ñu exiger rek directement rek nee na kii di ñëw nag créer fédération ça veut dire que kon mënoon nañ ko suñu gisee ne ñooñu toog nañ at yëpp mënuñu ko ñu bëgg a forcer kii waree ñëw tout de suite mu am fédération parce que fédération ay base la laaj. parce que écurie yi il faut ñu organiser waat xam lan la xool ñi ñuy fal mu am ay district régions yi bokk am ku ñuy désigner après ñu xool ñu def élection mu jàll nekkul loo xam da ngay tëb rek def ko parce que chaque fois nag mu ngi ci mission CNG ne ñu def fexe ba créer une fédération waxuñu ko ñu créer ko ci suba si mais dañ ne mu def base bi pour wane ne ñu ngi dem ci vers une fédération loolu rek moo tax. mais gars yi dañuy kaas ni fédération CNG moo ko gën lan moo tax ñu wax loolu.
gis nañ sax tey ku mel ni Bécaye Mbaye génn si journal xaw ma moo wax wala waxul ndax léeg-léeg journal day bind loo xam ni boo demee laaj borom mun la waxuma xam nga mu ni moom CNG moo ko gënal fédération. waaw c'est que xam nga loolu ku nekk ak ni ngay gisee parce que structure d'exception lu tax mu xaw a doy waar mooy structure d'exception boo demee ba ragal fédération moom nga mun a teg ci yoon parce que fuy am souvent problème dañ fay teg dara le temps ñu defar ba nit ñi organiser wu ñu soog a mun def fédération parce que fédération il faut mu am ay comme ni ma ko waxee rek région yi ay club affaire demee léegi làmb nag organiser wul woon noonu mais boo xoolee léegi mu ngi jëm ci loolu parce que léegi écuries yi ñu ngi fi yaa ngi gis ñuy def ay récépissé yaa ngi gis ñu parce que bu njëkk da ngay ñëw rek créer sa benn groupe rek naan groupe nangam mais léegi nit ñi ñu ngi organiser wu am ay écuries am ay école de lutte léegi nag ñooñu nag buñ structuré woo président yooyu nga xam am nañ association président écurie yi ak école de lutte am nañ association entraîneurs yi am nañ association c'est que loolu noonu yëpp ay buntu la pour bés bu ñu waree dem ci fédération ñu mun ko def nu mu gën a yombee mais nag sénégalais d'une manière générale dafa ragal changement day naan yii bu ñu fi defee fédération dafa nar a dëgër day ñëw nee la lii la xam nga effectivement loolu mooy différence bi CNG benn groupe boo créé nii rek mun nga toog waxtaan mais bu dee fédération boobu day gën a dëgër parce que ñi nekk ci kaw ñooy diriger ñooy wax ne nii lay demee léegi nag fédération dafa international parce que day dem ba laal structure internationale léegi yooyu mais bu dee comité boo teg en place nii rek ministère moo koy diriger directement ne nii la bëgg mu demee nii la bëgg mu demee waaw léegi nag loolu day des tuuti moo tax sénégalais yi ragal ko Sénégal dafa ragal changement daal d'une manière générale voilà. mais ba tey tamit ñu dellusiwaat si wàllum président CNG bi tey jii boo xalaatoon bañ ni CNG la ñuy continuer tamit bu ñu demee ba Alioune Sarr di fi jógee ñi ñu fiy indiwaat askan wi ñii nii nañ bàyyi ñu voté ko ñii nii ni ministre bi mooy gouvernement bi mooy tànn tey jii nii boo ñu si doon jox sa xalaat lan nga ñu si wax. waaw c'est xam nga affaire nañ ko voté boobu moo xaw a doy waar parce que ñan ñooy voté xam nga loolu yëpp il faut nga xam ko. amateurs yi supporters yi. non ñooñu mënoo leen natt quoi maanaam kan xanaa doo ñëw stade rek ñëpp taxaw ñu voté il faut nga bokk fenn loolu mooy li ma la wax rek mooy liy indi parce que bu ñu demee ba war a dem ay élections c'est parce que c'est bien organisé il faut ñu xam ñan ñooy voté parce que élection noonu la ay district ñooy am ay écuries ay affaires ñuy xool ñan ñooy voté ak kan moo am droit nekk président boobu dafa am yoon mais ni mu demee nii tëb rek ne woy nañ ko voté kan mooy voté parce que tey jii boon dañuy voté ñu xëy waa kii écurie Soumbédioune par exemple nekk fu 12000 personnes yi ñëw ñoom ñëpp Soumbédioune lañ nekk ñi waa bul faale kenn rek ñëw ñu def élection yi ñu ne par exemple gagné na mais boobu day dina doy waar parce que dafay day balance bi day du équilibré quoi loolu nag baaxul ci structure yu mel noonu waaw loolu la. ñu ngi lay jaajëfal sa kàddu gu mujj lan ngay wax. waaw di gërëm ñëpp rek di remercier parce que ñun tey jii ñu ngi Mbour Saly te li ñuy def nii pour réfléchir ci làmb ji la dañ koy def at bu ne nag ñu nekkul ne coow li moo tax at bu ne dañ ko def Mbodiène lañ ko doon defee at bu ne bii mooy sunu 5e édition ren fële dañ koo tëj moo tax ñu ñëw fii Saly waaw di réfléchir pour luy doxal làmb rek la nag ñun loolu dañ ko mus a def sunu synthèse jébbal réflexion yi am CNG noonu lañ mus a def léegi ku fi munta nekk muy CNG beeg muy fédération lu munta am dinañ ko jébbalaat li ñu travaux yi ñu def fii di remercier ñi ñu jàppale parce que am na ñu bëri ñoo xam ne jàppale peut-être damay bañ a kii fii mais dinañ ko def incha allah am na ñoo xam ne bëgguñ ñu wax seen tur mais vraiment jàppale nañ ñu du question nag da ñu jàppale nii rek que arbitre yi nga àndal parce que ñun ñoo dem demander soutien ñaan leen parce que ni mu doon demeewu ko ren parce que on n'a pas eu assez de combat pour mun am xaalis bu ñuy régler suñu kii bi parce que lii du ma leen ko nëbb ñun ñoo doon mos a joxe suñu xaalis CNG jàppale ñu suñu xaalis lañuy cotiser ñëw fenn toog fa ñetti fan yoo xam ne dañuy réfléchir pour làmb ji donc suñu gisee ne am na ñu mun a jàppale ren def nañ ko dem nañ ci partenaires yu bëri Kéba Kanté dem nañ ci moom mu jàppale ñu ñoom Manga 2 ñoom Yekini parce que ñëpp ñun ak Jax production ñoo ñëpp dem nañ vraiment ñu jàppale ñu ñoom Bécaye Mbaye par ñëpp ñii nga xam ne dañ yaakaar ne ñooñu war nañ ñu mën a dimbale parce que moyens yi ñu amoon ren amuñu ko parce que ren amul ay combat yoo xam ne mun nañ dañ fa doon jëlee xaalis di organiser wu voilà loolu la ñu ngi leen di remercier ci jàppale parce que loolu yëpp bëgg làmb la bëgg làmb avancé parce que à travers ñoo xam ne dañ ñëw leen wax ne dañuy def ay travaux su ñëwee nga def ci sa xaalis def ci sa kii am na ñoo xam sax dañ naroon ñëw ñun ñoo leen ne non vraiment loolu grand jaru ko quoi waaw ñu ngi leen di remercier encore une fois. arbitre ki nga xam ne mooy Babacar Diop moom tamit mu bokk si arbitre yi nga xam ne ndeysaan dañ leen a dàq moom tamit tarkala macha allah
mu nekk un grand arbitre mais waalo la ndeysaan sànq am na ay dagañ yu neex yu mu fi def nii lay ziar. di lay ziar da nga may jaay ah. non jaay ma la sax daan def waalo di ma fi tama ne woon ma def dara kay moo tax. bon soo gisee loolu. ñun dañ fonk cosaan. mooy comme li ñuy def nii rek. wax ci làmb ji ñu ngi ci wax ci cosaan. donc ñun waalo lañu fier de l'être xam nga nekk ci làmb ji aussi fier de notre culture. loolu moo tax bon culture daal fu mu ñu fekk rek dañuy ànd ak moom voilà. loolu tax fu mu leen fekk da ngeen di ànd ak moom mais tey bu ñu bëggoon a xam grand Babacar Diop moom mooy kan ak lan moo ko booleeg làmb lan la ñuy wax. bon Babacar Diop sénégalais la bu nga xam ni passion bu sénégalais yi am ci làmb moom la am ci làmb ba yàlla def benn bés may seetaan as Moustapha Ndiaye mu communiqué que ni am na benn stage d'arbitrage donc ci la ñu dem ba def stage boobu ba yàlla boole ñu ak ñoom Sitor ak ñoom Khalifa Sow ak ñoom ndem si yàlla ñoxor ba ñu nekk arbitre donc loolu moo ñu dugal ci arbitrage. nice na kon ñu ñëw si le grand. waaw di ni Babacar Diop aussi nekk na agent wu Dakar Dem Dikk fa lay daane sama doole am naa nag yeneen préoccupation maanaam ci wàllu ci gox yi ma dëkk muy HLM ma nekk fa conseil municipal nekk aussi ville de Dakar conseil municipal donc kooku mooy Babacar Diop. mooy Babacar Diop kon Babacar Diop daal mën nañu nekkul arbitre daal kese moom lay def dakaa fekk si métier am ak yeneen yoo xam ne moom lay c'est un homme daal brave mën nañu. waaw bon en fait loolu la parce que ñun dañu gëm ni nit ki da ngay am loo war a mun a jëriñ sa bopp jëriñ ko sa askan donc loolu moo tax ñu bëri ay yëngu-yëngu mais comme nuñ koy waxee rek. du man rek maa mel noonu ci arbitre yi ndax arbitre boo fi gis tey yàlla dénk na ko métier am donc mu ngi ci ba pare nekk ci wàllu arbitrage bi ci làmb ji ba pare aussi nekk ci ay yeneen organisation yu xam ni seeni kuréelu gox la wala yeneen kuréel yu nga xam ni ñu ngi jëmale nit kanam wala yokk dara daal ci réew mi wala ci askan bi voilà. jërëjëf tey jii nii bu ñu bëggoon a xam tamit si ban domaine nga nekk si en tant que CNG si lutte avec frappe bi côté boobu nga féete wala lutte simple bi wala ñaar yëpp nga boole. waaw ñun ñu ngi ci arbitrage bi nag suñ nuñ ko organiser man la ñu dénk lu xam ni moo jëm ci lutte simple bi mais teewul suñu activité aussi day lal lutte avec frappe donc comme ni ñu wax rek ràññee nañ ñu. ci arbitré combat yu ndaw yi ba ci mag yi bon ràññee nañu aussi ci lutte sans frappe donc loolu daal mooy résumé en fait suñu taxawaay ci wàllu làmb ji nekk arbitre. mais tey jii différence su lutte simple lutte sans frappe ak lutte avec frappe lan mooy différence bi boo ñu ko doon wax yow mi nga xam ne da ngaa gérer li nga xam ne moo nekk si wàllu lutte simple bi. waaw lutte simple bi en fait da ngay gis ni c'est une fête waaw c'est une fête et da ngay gis ni aspect traditionnel bi day nekk au début ba fin wu compétition bi maanaam ci wàllu woy yi ci wàllu bàkku yi ci wàllu défiance yi ci wàllu gàllaaj yi donc da ngay gis daal que ni passion bi foofu lay gën a yëngatoo. par rapport ak lutte avec frappe bi bon donc foofu aussi dina am un peu d'aspect traditionnel mais dañ ko limiter et également foofu ay coup de poing moo fa am donc loolu moo leen di wutale te lu leen gën a wutale aussi fondamentalement mooy technicité wu athlète yi fële da ngay gis forme de prise bu nekk da ngay gis vraiment xëccoo bi daal nga gis ni aussi foofu la compétition bi gën a yàggee waaw parce que di nga gis foofu au moins 64 lutteurs yu war a sëgg tey bëre
fële nag moom sooy xool du ëpp 20 lutteurs yuy bëre donc loolu mooy différence bi voilà. mais tey jii nii buñ bëggoon a xam tey jii nii Babacar tey jii ñu daal di jékki-jékki rek làmb dem bañ jékki-jékki rek ne aj nañ Babacar Diop 5 ans te buñ xoolee li des ci carrière am bariwul loolu lan lay nduroo ak lan lañu si mën a expliquer. bon man damay jàpp ni ndogal la rek lu mu waroon arrivé la ci làmb mais gëm naa ni aussi nekk na benn injustice bu ñuy réparer parce que waxuma la man sax mais tey dañ may suspendre ñu suspendre Malick suspendre Dramé radier Sitor donc am na ay sanctions yu nga xam ni c'est des sanctions extrêmes waaw ci nit ku nga xam ni wax dëgg yàlla depuis 97 ñu ngi ànd ak yow di am ndam ci làmb ji waaw ndax lu bëri lu ñuy wax ni Alioune Sarr réussir na ko moom su wéetee wala nit ñi am boobu reconnaissance den ni arbitre yi aussi joué nañ ci rôle bu am solo ndax chaque année dinañ saytu règlement bi am ay modifications ñu proposé ñu appliquer ko et puis yàgg nañ ci làmb ji coow musul am chaque fois dañu mus a garder ay rapports civilisés ak Alioune Sarr ndax rek gëm nañ ni làmb c'est une famille CNG c'est une famille donc lépp mënoon nañ ko régler si suñu biir mais suñu demee ba nga xam ni déggoo amatul te déggoo bi lal ci lu nga xam ni mooy yow da nga am loo teg mooy Malick rappelé na ko sànq lu jëm rek si sa assurance si sa sécurité si sa condition de travail loolu defe naa ni woon moom waroon na mun a am maanaam gis-gisu ñëw toog ak ñun waxtaan sàkk woon nañ ko nag def nañ lu ne mais finalement jël nañu suñuy matuwaay parce que soo xoolee bëree ñàkk jariñu ak Alioune Seye lu fa xewoon ci stade boobu mënoon na jéggi dayoo bañ demee nag ba xool loolu xam ni nag dañu am njaboot bokk ci ay famille bokk ci askan am fu nga xam ni foofu la ñuy daane suñu doole lamb ju fayuñu est-ce que war nañu hypothéquer suñu vie parce que dañ ko bëgg rek donc loolu moo taxoon vraiment ñu taxaw def li ñu def mais sanctions yi bon moom peut-être dañuy éliminer nii ci en tant qu'arbitre mais on restera toujours des acteurs de la lutte waaw loolu on restera toujours des acteurs de la lutte parce que ce sport là sport ñëpp la ñun ñëpp ñoo ko bokk yow nu ngi ciy yëngoo di ci bay sa waar di bëgg làmb jëm kanam ñun noonu lañ ci bëgg yëngoo di ci bay suñu waar su dul ci arbitrage rek nekk dirigeant nekk leneen ci biir làmb ji donc loolu moom pare nañ ko te dinañ ko assumer waaw. jërëjëf loolu leer na mais tamit am na loo xam ne dañ ko laan faral di dégg lan moo waraloon coow loolu mooy sa diggante Gris Bordeaux buñ toog ni Babacar Diop dootuma arbitrer sama combat te nga daan arbitrer combat yu mag a mag lan moo nekkoon coow li. waaw mais Gris Bordeaux arbitré naa ko fii mook nu mu tuddati Bombardier bu mu koy daan arbitré naa ko donc peut-être loolu athlète la rek buy am yenn saay ay préoccupation yu nga xam ni peut-être moom rek moo ko mën a expliquer yenn saay ñu ne mbër bi daanu na arbitre bi la wala mbër bi daanu na entraîneur bi la mais ñun yooyu yëpp contingence yooyu yëpp duñ ko jël en compte parce que wax dëgg yàlla mën nañ juum nag mën nañ juum mais souvent suñ juumee rek c'est de bonne foi xam nga li ñu wóor ni lii ñu juum teg nañ ko fu wóor donc moo tax sax ñu juum mais juumuñu parce que suñu teyu bakkan la wala dañu contre diw wala dañu contre keneen donc moom mu amoon boobu approche mais règlement bi aussi mu ngi fi ndax règlement bi moom munoo benn lutteur mënul récuser un arbitre donc mu neex ko dama koy arbitrer bon mu naqari ko aussi dama koy arbitrer. attaque ko ñu dàqal la nii aj la 5 ans dootoo ko arbitrer de. waaw bon 5 ans yi man gëm naa ni la nouvelle équipe qui va arriver wala sax Alioune Sarr man gëm naa ni tey dans son fort intérieur bëgg na réunir la famille de la lutte
wala le ministre bëgg na réunir la famille de la lutte avant 50 jours yi di des di jot man gëm naa ni su doon sagom tey ñun ñëpp ñu am jàmm xam nga dajaloo toog waxtaan pour xool vraiment ëllëgu làmb fan lañ ko war a yóbbu. dundal làmb te bañ kaa dundee ak tamit tey jii nii dama naan réeroo amul ñàkk waxtaan am. waaw réeroo amul ñàkk waxtaan moo am parce que ñun soo xoolee lu ñu teg yépp sur la table soo gisee amateur képp kuy acteuru làmb jox ñu dëgg fii ak ñun c'est parce que gëm nañ ni ñun lu ñuy dund làmb yàggoon na sax normalement ñu war ko teg sur la table te tegoon nañ ko sur la table mais teg ci table bi mooy di waxtaan ak ñoom di diisoo pour wut solution mais tey ba ñu génnee ba opinion bi yépp xam lu ñuy dund ci làmb vraiment ñëpp waaru ci loolu ñuy dund te wax nañ dëgg ni ñun dañ ci war a kii mais tey comme li ñuy wax rek li nga wax loolu dafa am solo c'est-à-dire dundal làmb te bañ a dundee làmb loolu baax na sax ci perspective yi di ñëw man gëm naa ni ci perspective yi ñëw dundal làmb moo gën dundee làmb waaw fii équipe bii di ñëw je pense que ni war nañu gën a réfléchir ci loolu voilà. sa kàddu gu mujj lan la looy tàggatoo. bon sama tàggu mujj mooy di la remercier yow parce que personnellement yàgg naa la suivre te gis naa ni sonn nga lool ci làmb yow pionnière nga ci li ngay def xam nga yow ak ñoom Ndey Kumba donc da ngeen mérité aussi que am reconnaissance au monde de la lutte parce que mënoon ngeen wax ni wàllu góor la. mais da ngeen ci bay seen wàll di tas xabaaru làmb di ci sonn li ngeen di def nag wax dëgg yàlla waxuma la sax reconnaissance su en fait acteur de la lutte yi mais reconnaissance tutelle yu yor làmb ministre de la culture parce que ministre de la communication ministre des sports ñooñu dañ leen war a jàppale bu baax gën leen gën a gunge parce que xam naa ni ñun lu ñuy dund ci làmb yéen lu raw loolu ngeen dund ci làmb. waaw donc jot na tey nu ñuy seetloo maanaam acteuru làmb yépp yéen ñu baral leen xam nga bàyyi leen xel di jàppale leen ci ay moyens matériels ci vraiment conditions d'accompagnement parce que loolu lépp rek day gën a jaay suñu sport day gën a jaay suñu culture bon yow nag yaay lion bi xam naa ni àll bi moom kenn du ko xëcc ak yow mais nag benn lion ngi nii waaw